asalaamaaleykum benn waxtu ci télévision Futur Média sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg ñun xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ponk yi ci gën a fës benn waay moo faat waay juróom bu góor mi ngi xewee ca Ziguinchor rawatina ca Koubanawo ba nekk ca commune bu Bignona mu gaañ keneen ku bokk ci njaboot gi dafa daw waaye ginnaaw si gendarmerie jot na ko teg loxo. Aly Ngouille Ndiaye ak kii jiite agence sécurité proximité xëy tey jile ca quartier Kër Damel bi ñu jàpp ni bokk na ci fukk ak juróomi gox yi gën a am kaaraange ci capital bi mu di jamono joo xamante ni daanaka réew mi ñëpp tiit ay nit yu ñuy songu yenn saa yi ñu jël seen bakken ca Touba moom askan wi dañoo booloo ngir wattu seenub kaaraange taxawal li ñuy duppee ay comité de vigilance maanaam di ubbi seen i gët di xool fan yi Samba Boy yi la jël nañ leen 8 ak ay braquage ca Touba ak Mbàkke yëpp. fii ci Ndakaaru ab pétrole buy ballee ca plage ba ca Thiaroye-sur-Mer jëwriñ bi ñu dénk wàllum environnement ne du yàgg dara dinañ tëjandi tuyau yooyu fi pétrole bi di jaar ci ab diir te tuyau yu yàgg yi dinañ ko soppi Abdou Karim Sall demoon fa ngir dalal xelu nit ñi dëkkee ci wàllu wowule. coronavirus ca Chine di ab jàngoro bu feeñ foofule fukk ak ñaari étudiants sénégalais bokk nañu ci ñu ber ci dëkk boobu la ñu naan Wuhan waaye ñu ngi ci jàmm kilifa yi ñoom ñoo ko wax ne dinañ leen indil seenub ndimbal bu ko jaree sax ñu jële leen ci Chine ba ñu nekk indiwaat leen fii ci Sénégal loole lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyoo ba noppi dañuy dem ca bët saalumu réew mi rawatina ca Koubanawo nekk ca commune bu Bignona région bu Ziguinchor benn waay moom moo faat waay juróom bu góor mi ngi tolloon ñu ne ci juróom-ñaar fukki at ak lu topp am na beneen nit sax bu nekk ca njaboot ga it bu mu gaañ paaka la jam waajuram mu faatu ka mu gaañ moom yóbbu woon nañ ko ca l'hôpital ngir mën koo faj waa ji def lu ni mel dafa daw ginnaaw si waaye gendarme yi jot nañ koo teg loxo ca boori 3 heures du matin ca diwaan boobule ñu naan baat xibaar bi tukkee ci suñu ndaw la ñu toogal ca Ziguinchor di Boubacar Diassi jamono ji ñàkkum kaaraange tar na loolu ci réew mi yenn saay ay nit yu ñuy agressé di leen faat tax na ba tey jile Aly Ngouille Ndiaye jëwriñ bi ñu dénk wàllum kaaraange biir réew mi gunge na Biram Faye mi jiite ASP di agence assistance sécurité de proximité dem ca gox boobu la ñu naan Kër Damel nag jàpp nañu ni bokk na ci fukk ak juróomi gox yi gën a am kaaraange ci capital bi fii Ndakaaru terewul moom Biram Faye ne xam na li koy xaar bu baax a baax ci wàllum liggéey te dina def kéem kàttanam mu ne ngir sénégalais yi gën a mën a nelaw ndax ñoom ASP yi jàppale takk der yi moom moo leen tax a jóg ci kanam tuuti dinañ ci ànd ak Maguette Soirée Diallo ci reportage ñu wutali ji kawoon ba nekk ca Kaolack foofee xam ngeen ni Mohamed Cissé di kookee bàyyee ko woon ca Amérique te ñu jam ko moom tam ba mu faatu moom fa lañ ko agressé woon maire ba nag di ci wax moom nee na gendarme yi ci boppam ñoom ñoo war a yokk seenub heure patrouille jàpp na ne 21h 22h la maanaam 10h ci guddi te loolee dafa teel loolu buñ ca noppee dañuy dem fatu ji loolee day tax ba Samba Boy yi di leen la jël 8 moom maire bu kawoon Ousseynou Senghor loolee lay sàkku ci gendarme yi dañ koy déglu ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Gueye. tuuti lu ma ci mos a waxal ak ñoom ñi nga xam ne ñoo yor sécurité bi sax parce que it dafa am heure yoo xam ne defkatu ñaawte bon du ñu jóg heure yooyu parce que ay 10h 11h. ci guddi ba jëm minuit en général ñun duñ ciy gis alors li nga xam ne yu mel nii di xew ci heure boobu ñun liñ ci constaté rek mooy mu ngi commencé agression bu am rek entre 2h30 et 3h 2h 3h fekk ñoom def nañ seen patrouille ba pare waaw loolu nag bu fekkee ne gars yi dajewu leen ci terrain bi wala sentiruñ la fen tamit dañ la xaar nga def sa patrouille à 10h 11h nga dem ñoom ñu def li ñuy def parce que même jour bi nga xam ne agression bi am na fii mais keroog def nañ patrouille mais après patrouille bi lañu agressé kon ce qui veut dire que am na problème d'heure. meeru kawoon bi nangu kon ñàkk kaaraange am na ci commune am boobule waaye du foofee képp daanaka dafa daj Sénégal ndax dégg nañu fan yi yëpp njombe yi xew ci réew mi yëpp ci reportage bi ñu Ibrahima Diamé defal moom sax maire ba mu ngay dellu si waat ci lan moo waral ñàkkum kaaraange bi tar tamit ci foofee ca kawoon Ibrahima Diamé Fally Gueye.
commune bu Kaolack moom moo lëmbee waxtaan yi ndax agression yi fa amoon ba doomu aadama di fay ñàkk bakkanama commune bi de nag mu ngi féete ci penku commune bu Kaolack superficie bi ñoo ko natt ci 25 kilomètres carrés population bi ñoo ko xayma ci fukk ak juróom-ñaari junni doomu aadama yu fa yeewoo insécurité bi fi am nag maire bi ci boppam di Ousseynou Senghor dëggal na ko bu baax a baax même bu fekkee ne jàpp na ne ñàkkum kaaraange gi daanaka fépp la. man kaaraange gi comme niñ ko waxee rek duñu ne kawoon moo tax du ma nangu ñu ne kawoon kaaraange gi parce que kaaraange gi mën nañu wax ne rek vraiment Sénégal dafa yaatu waaw dafa yaatu parce que toujours rek da nga ko dégg fii dégg ko feneen bon kawoon nag gis nañ ni dëgg-dëgg ci année yi passé nii vraiment mbir mi teglante na loolu am na waaw loolu nag dañuy gis ne insécurité rek moo am comme ni mu amee ci réew mi yëpp moo yegg si kawoon rek. quartier yi di Kanda Fodé Bayo Amady Diakho yi màgg di dem askan wi gën a yokk dafa mel ni nag ñoom la ñàkkum kaaraange gi gën a laal loolu nag maire bi gis ne ni ñu jege Kaolack bokk na ci li ko waral. waaw man daal li ma gis ne moo koy expliquer gis naa ne proximité bi ak Kaolack ci la bokk parce que kawoon tey dafa nekk benn arrière plan boo xam ne jege na Kaolack ville bu mag la bon gars yi alors dinañu def seen affaire wala ñuy bëgg a def seen affaire ñëw replier wu à kawoon. bu fekkee ne itam loolu dëgg la askan wi ci seen bopp nee nañ ñàkkum lumière lu ñuy joytu la ci quartier boobule te jàpp nañ ne itam loolu benn facteur la beneen bi moo di bâtiment yu bëri yu nga xamante ne ñu ngi leen fay tabax yëgguñu def katu ñaawteef yi di fay dajaloo def ko seeni kër di fay planifier seen jëf yu ñaaw. Sambabo yooyu le nag la jël nañu witt waa Touba ak Mbàkke ndax fan yële ci ginnaaw rek song nañu ay boutique yu bëri di ci yóbbu xaalis bu takku ba tax na ña fa nekk ñoom ñu ngay booloo nag ngir wattu seenu kaaraange taxawal ay comité de vigilance ay mbootaay yoo xam ne dañuy gën a ubbi seen i gët te di lëkkaloo ak takk der yi nekk foofule ca quartier Touba Xayra foofu it taxawal nañ fa ab benn comité daanaka njëlbeen la sax waaye yeneen quartier yi dinañ ca topp moom Modou Diop Diawbe moom moo sookee loolee lépp ay doom ci micro Mohamed Jo Diop ak Talla Samb. yàlla dafa dogal ci anam yële passé Xayra de amoon sàcc gu bari guñ fi daan sàcc dajji ay kër di jël ay écran plan yor ay oto yor ay arme ñëw di jël ay xari jàmbur ak di agressé nit ñi ci loolu nag ci lañ xalaatoon def fi benn comité de veille d'alerte dénoncé boo xam ni day ci wàllu sécurité ànd nag ak police ak gendarmerie. ci lépp lu jëm ci collaboration bu mat ak wàllu renseignement. loolu nag dañ ko def ci gox bii di Xayra 2 waaye bëgg nañ ñëpp def ko ci kuy ab chef de village wala nga nekk ci quartier nga def ko ñu lëkkale leen ba quartier yëpp ku ci nekk police ak gendarmerie xam ne am na ñu fa nekk ñoo xam dañuy jàppale police ak gendarmerie te duñu ay policier duñu ay gendarme tàmbalee fi ñu war a tàmbalee yem fi ñu war a yem ndax daa am loo xam ne liggéeyu police la am loo xam ne liggéeyu gendarme la am liggéey loo xam ni liggéeyu civil bi nga xam ne day jàpp ci kaaraange la. am na ci ñu bari ñoo xam ne waxtaan naa ci ñoom ñu d'accord ci ngir dëkk bi li muy rëy ak ni mu toll buñ fa indee police nu mu mën a toll ak gendarmerie nu mu mën a toll bu ci population bi jàppul ñoom duñu mën a dem kon loolu moo tax tey ñu samp kuréel googu te fas yéene ànd ko ak Baye Saliou Gueye ba chef de village yëpp jot ci ba ku nekk am kuréel ca sab koñ boo xam ni ñoom ñooy xam quartier ba ñoo fay dëkk. ci wàllu woowule ba léegi ci banlieue bu Ndakaaru ñenn nag ca ña fa dëkk ñoom dañoo jàpp ni gouvernement bi am na ay dogal yoo xam ne war na koo jël ngir yëf yooyee féete boor muy xeex kaaraange gi lu ci mel ni lii di arme blanche paaka jaasi wala lu koy nduru ñu fexe ba nangu ko mu bañati nit ñi di ko doxantoo ci mbedd yi ak leneen muy yàmbaa gi ak beneen xeetub sinébar boo xam ne dafay juri ñombe foofule reportage banlieue bu Ndakaaru Salif Sowas Malick Diop. ku rey ñu rey loolu lañ war a amal ci mim réew su ko defee fataate gi jóge fii noonee la moom mii gisee. Sénégal ñoom li ñuy négocier dafa bari dañu war a tëral benn loi boo xamante ne ku rey doomi jàmbur ñu rey la bu ñu defee loolu dëkk bi dina am jàmm quoi parce que mënuma concevoir que yow da jël doomi jàmbur fekk si këram rey ko ba pare ñëw toog ay 15 jours génn dëkk bi nga xëy ñëw yaay jàppale tëj la quelque temps ñu bàyyi la loolu moo war a jeex si dëkk bi.
frontière Sénégal yi tamit war nañ koo saytu yokk fa kaaraange gi ba tax lépp loo xamante ni ñaawteef la wala bon jóge ci réew yu ñu wër bañ a mën a dugg ci gaañ askan wi. Donc quand on parle de CEDEAO il faut se couvrir soi-même d'abord assurer sa sécurité dëkk ba pare donc waxu CEDEAO mais on a l'impression que dans ce pays-là la sécurité le ministère de l'Intérieur la sécurité qu'il devait assurer pour les citoyens là li ci des dafa bëree dafa daanaka amul sax. non affaire frontière yi moom affaire frontière moom Macky Sall ci moom da cee war a moom xool ak état du Sénégal parce que man damay xool boo xoolee léegi ñun dañ ne la 14 millions d'habitants le Sénégal nekk mais da nga naan léegi xanaa da nga naan 10 millions yëpp ay étrangers lañ dañuy dugg nu leen neexee dëkk bi toog bi toujours da ngay dégg ñu ne ay oto yoo xam ne dañuy jàll ci frontière bi. ñàkkum kaaraange gi nu mu fësee guddi yi ci Ndakaaru ak it di des ci biir réew mi jaaxal na lool waa ji nga xamante ni Mbàkke la dëkk région bu Diourbel la moom day nee na ñi nga xamante ni ñooy soldats yi nekkee ci camp yi war nañ leen génne sax guddi yi ñu nekk ci mbedd yi su ko defee réew mi gën a mën a am kaaraange. loolu dañ ko war a créer beneen police boo xamante ne mooy yor loolu nga xam ne wàllu agression rek lay yor. waaw loolu warees na ci man moom amul benn sécurité moom gars yi ñi nga wax ne militaires yi nga xamante ne bi ñoo nekk ci biir camp yi di nekk foofu nañ leen génne après ñu def sécurité dëkk bi. ñàkkum kaaraange ñaare buñ ko gisee ci dëkk daa fekk ne jikko yi ñoom ñoo yàqu Sénégal li ñu seetlu tamit la ci teg nee na way jur yi yaratuñ seen doom yi na mu waree. jikko yi ñoo yàqu jikko yi nag li ko yàq ba tax rey bëri nii moom bari na. duñ koy lim moom vraiment duñ fi jógee mais jikko yi moo yàqu. drogue bi nu muy jaabaa jongee ci réew mi ak it paaka ak jaas yi nga xamante ni foo gëstoo boo ko bëggee am ko ñaari poñ la yoo xamante ni war nañ koo lijjanti ci nu mu gënee gaaw ngir kaaraange mën a am ci Sénégal la ñu wax ñoom ñi nga xamante ni ñëpp taalal nañ leen sunu micro. muy pàcc bu yaa bu ñu jagleeloon wàllum kaaraange gi ci biir réew mi ak jafe-jafe wala bokk nit ñuy faat fan yi kaaraange ba léegi sax nag waaye lu romb Sénégal junñu na ko sànq moom Salif Sow Moustapha Niass ak naataangoom bi bàyyeekoo ca Côte d'Ivoire di Amadou Soumaworo ñoom ñu ngi woon ak réew Afrique yëpp ñu lëkkaloo doon benn ngir xeex li lëmbee jamono muy wàllum terrorisme rawatina ci Sahel bi du terrorisme képp ay Samba Boy tamit yu fay nekk terroriste yi moom juróom-ñaati at a ngi nii ñu la jël 8 réew ya ko seq ñaari président assemblée nationale yooyu le ñu ngi woon tey jii la ci suba ci cérémonie ouverture assemblée parlementaire francophonie maanaam réew yi làkk tubaab Mohamed Samb Thierno Laurent Mendy. Nous n'avons pas peur et nous ne devons pas avoir peur puisque le génie humain restera toujours là. Car relever les défis et tous les défis pendant des millénaires depuis que l'homme s'est levé et qu'il s'est mis à marcher à deux pattes. moom mi di jiite pencu ndaw réew mi ànd ak gëm-gëm loolu ci kàddu yi muy yëkkati ngir woo nguur yi nekk ci Afrique ngir ñu dugal seen loxo ci xeex bi ngir mun fee jëlee ñàkkum kaaraange gi di law fële ci Sahel bi te bés bu nekk muy gën di jéggi dayoo. Plus que jamais aujourd'hui, plus que jamais, plus que jamais. jot na sëkk tey ñu boole suñuy doole ngir mun a xeex li nga xamante ne si moo di ñàkkum kaaraange gi doy na waar trop ñun ñëpp dañ si war a jóg ngir ñu fexe ba génération yii di ñëw ñu mun a mucc ci wàllum ñàkku kaaraange gi ñu duppee extrémisme faaw rek ñu gën a dëgëral li nga xamante ni si moo di lëkkaloo yi ci diggante parlement yi waaye itamit ñu fexe ba jële fi li nga xamante ni si moo di mbëkk mi. Nous ne réussissons pas à lutter contre le spectre. bu fekkee ni dañu seetaan dugaluñu suñu loxo ci yëf yi ba jëlee fi extrémisme bi wala dictature bi wala itamit li nga xamante ni si moo di mbëkk mi suñu ndaw yi di ñëw dinañ sonn loolu te su boobaa xëy na kenn du leen mën a jàppale. Le spectre de l'immigration clandestine. Assemblée du parlement de la francophonie nekk fii ci Ndakaaru ngir ñaari bés yoo xamante ni si dañuy segg lépp lu aju ci wàllu njàng mu baax waaye itamit fexe ba xale yi ñu bind leen ci état civil yi ak itamit lépp lu aju ci wàllu kaaraange bu dee ni nag soppeeku gi ñu nemmeeku ci jaww ji lu toll ci 300 ndaw ñoom la waa APF jàppale ba ñu jaarele fee nga xamante ni si moo di Union européenne woote bu njëkk ngir ñu sàmm planète bi.
ñu wéy ci xibaar yi ba léegi ak pétrole buy balle ca tefes ba nekk ca Thiaroye-sur-Mer jëwriñ bi ñu dénk wàllum environnement dem na fa ngir dalal xelu ñu dëkkee ca pegg boobule dinañ jël ay dogal lu ci mel ni fexe ba manque pétrole bi nekk foofule yëpp tuyau yu yàqu yi ñu tëj ko soppi ko sax nag yu màgget yi moom moo wax lu ni mel yëf yooyee nag di tuyau yu balle fële ca Sarr moom Abdou Karim Sall dañ koy déglu ci micro Salif Sow Asmalik Diop. Pompage bi mu ngi nekk toujours depuis le 16 ñu ngi pompé mais également bi ñu baliser ba pare ñu sécuriser ko moo tax mu am ay des agents de sécurité yoo xam ne ñu ngi fi guddi ak bëccëg pour veiller à ce que mu am sécurité ci plage bi beneen bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo war a toppatoo à chaque fois bu amee lakk-lakk ñooñu tamit dañ leen prépositionné parce que on ne sait jamais pour que situation yu mun a méngoo ak lakk-lakk bañ a fi am ñaareel bi mooy interdire accès ci plage bi ñetteel bi mooy def ay prélèvement pour xool ndoxu géej bi est-ce que amul niveau de contamination yeneen i plan d'action yi nga xam ne jël nañ ko mooy ŋàcc ñu ngi koy ŋàcc mooy ŋàcc déjà ndox mi mais également après bu ñu paree ñu jéem a extraire suuf si nga xam ne moom moo nekk ci wetu plage bi ñu décontaminer ko ñaari pipeline yi nga xam ne Sarr am na ko def na déjà test ci benn pipeline bi nga xam ne bi ñu ko changé yàggul avec la mise en eau pour vérifier étanchéité bi avec une pression recommandée pour s'assurer que pipe boobu amul fuite beneen pipe bi des normalement dans 3 jours dinañ ko def la mise en eau aussi pour vérifier solution yu à long terme yi yaakaar naa ni suggéré nañu je pense que Sarr aussi d'accord na ci que ñu jógee ci pipeline yi utiliser ce qu'on appelle les sea lines jël direction connexion entre Sarr ak le port mu ñu jaarale ko ci géej gi parce que parcours boobu mooy gën a nekk parcours bu sécurisé. mu di kon essence buy balle ci tuyau yi nga xam ne Sarr moom moo ko moom ci wàllum gaz la ñuy des ba léegi sax wala ci wàllum ressource naturelle gaz beeg code bu bees bu daal dinañ koy adopté ci assemblée nationale démb waaye ay député yu faree ci kujje bi ñu ca bëri dañoo lànk ne duñu adopté texte boobule dañoo jàpp ni méngoowul ak li askan wi soxla jëwriñ bi ñu dénk wàllum pétrole ak énergie terewul nag mi ngi woo secteur privé bi ñu gën a dugal seen loxo ci wàllum production bi Abi Faye Modou Diop ñu nga woon ci assemblée nationale. ca pencum ndawum réew mi député yi wote nañ loi gi ñeel code gazier bi laata loolee sax am na ci ñu ci d'accordut gis ne lii doonut loo xamante ni njëriñ ak askan wi la ba tax na faaw rek ñu xoolaat bi léegi projet de loi ñeneen ñi ci ay député ne loolee bokkut benn yoon ndax lii lu ñu liggéey la ci biir commission bi. dañ leen a joxe contrat yi ba pare ba lépp jeex. ngeen ni léegi nañ indi député yi pour jox leen maanaam projet loi bi pour que ñoom ñu watte ko ngir que yeneen ñi nga xamante ñoo war a ñëwaat pour yeneen procès ba yeneen contrat lay doon. sa loi bi nee nga c'est toujours l'exécutif mooy joxe licence concession et cetera assemblée fu peuple bi fu ñu leen représenté bokkuñ ci donc rien n'a changé. parce que d'abord li nga war a régler mooy li nga ñu waxoon ci gisuñ ko ndax bi nga nekkee directeur li ñu waxoon lépp gisuñ ci dara. À l'Assemblée nationale de garder naturellement en permanence son pouvoir de contrôle sur tout le travail que l'exécutif fait. gaz bi xeeñ na fii ci Sénégal tax na itam jëwriñ gi moom ne rek am na ay pexe yoo xamante nit lal nañ ko ngir mu doon njëriñal ñëpp. quand on a fini de produire. bu ñu paree ngir liggéey li nga xamante ni moo di gaz bi faaw rek ñu xool ana nan rek lañ ko fi génnewee industrie yi nga xamante ne fa lañ ko war a yóbbu ci kër yi nga xamante ni ci lañ bokk ak ñi nga xamante ni tamit ñoom ñoo di producteurs yi ñoom nag ñoom la mbir mi gën a soxal. loolee waral na secteur privé bi war na cee gis boppam bu baax projet de loi numéro 1903 bu 1er février 2019 gi ñeel wàllum pétrole gi la nga xamante ni des nañ ko ci séentu bokk na ci wàññik njëgu courant gi fii ak atub 2025. mooy loi boo xam ne loi bu am solo la di inviter rek vraiment secteur privé national bi ñëpp mën si en tout cas sukkandiku pour que activités yi di ñëw. jëwriñ gi gis ne la nga xamante ne moo di mbébétum njiitum réew mi Macky Sall bokk na ci tamit juróom fukk ci téeméer boo jël looleen di war a nekk pàcc ba nga xam ne privé national bi war na ko am fii ak atuk 2030 ca pencum ndawum réew ma waxtaan gi métti woon na lool ci diggante ku jëkk politique gi ak ñi nga xam ne ñoo fare ca pouvoir gi waaye teewul itam lile mujj nañu ko wote.
certains députés qui sont ici le savent, beaucoup le savent. moom jëwriñ bi tontu na it ci beneenub laaj muy ñi naan dafa am beneenub nationalité bu wuuteeg bu Sénégal moom Mouhamadou Makhtar Cissé ne nag fii ci Sénégal la nekk te nationalité sénégalaise la yor loolee mooy tontu bi dañ koy déglu ci micro bi Faye Modou Diop. Quand je dis le copain, je parle des affiliés de la dynastie Faysal, évidemment. bu mujj bi nag am na benn journal bu ne am na benn ministre collaborateur parce que léegi noonu lañ leen di tuddee bu am nationalité britannique. J'espère que c'est pas vous. Moi, j'ai exclusivement la nationalité sénégalaise bëgg nga leeral loolu nga wax loolu la même chose. J'ai pour habitude de Monsieur le Président, man ak posture républicain bi ma am jàpp leen ne kii wax ak yéen jëwriñu biir dëkk bi la am na ci yenn question yoo xamante ne sax du ma ci tontu waaye li ma bëggoon rek mu leer ci bopp askan wi moo di ngeen xam ne ki taxaw fii ab jëwriñ la juddoo fii ci biir réew mi fii nag laa jànge primaire ba am fi sama doctorat te Sénégal gi laa mës a dëkk bëgguma doonaat leneen lu dul nekk sénégalais. ñu jàll ci beneen ponk ci xibaar yi ak lancement officiel li ñu duppee sport scolaire fële ca Ndar Géej lu ëpp juróom benn fukk ci ay école nekk ca commune boobule nag di dugal seen loxo ci jongante boobule inspection éducation ak formation bu Saint-Louis di fàttali activité yooyu la liñ ci namm rek mooy fexe ba wàllum citoyenneté ñu dugal ko ci bopp xale yi bu baax a baax ñoom ñu fas yéene it daal di représenter Sénégal ci Jeux olympiques de la jeunesse yi ñu amal ca 2022 Cheikh Yaba Diop IEF bu Saint-Louis dañ koy déglu ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. dañoo liggéey pour que ñu mën a démarrer sport scolaire si anam yu gënee si Saint-Louis commune li ñu mën a wax nag mooy sport scolaire lu am solo la ñun dañ ko jox solo su am maanaa parce que dañuy permettre ñu mën a ràññee xale yi nga xamante ni si am nañ talent si discipline yi muy sport yu bari football athlétisme ak handball ak basket mais en même temps aussi ñu mën leen a encadrer pour que bu Sénégal waree dem si jongante Jeux olympiques de la jeunesse 2022 ñu mën a am ay athlètes yoo xamante ni si bu ñu demee non seulement dinañ gagner mais en même temps dinañ mën a participer pour jox Sénégal ay médailles yu am solo loolu nag bu mu nee am yaakaar naa ne relance du sport scolaire bi mu tàmbalee yàgg na tey ji mën naa wax ni depuis 2015 ba léegi ñu ngi si sport scolaire donc juróomi at a ngi nii ñu am si expérience donc jàpp naa ni tey ji Sénégal war na mën a am ay athlètes yu nga xamante ni dinañ ko mën a taxawaal bu gën a rafet si Jeux olympiques 2022 yi war a ñëw incha allah. coowal suuf ca diwaanu Louga ña dëkk foofule li ñuy naqarlu ñu ne juróom benn hectare suuf ak ay garab yu ñu daaneel ca avenue ca boulevard Abdou Diouf am na benn mbootaay sax buñ ca taxawal samedi bi la weesu bëggoon nañoo doxum ñaxtu waaye amuñu woon sañ-sañ bi tàyyiwuñu ndax dinañu dem ñu ne ba ca OFNAC ak IGE kalaame lu ni mel Amadou Niang moom moo yore kàddu collectif bi ay kàddoom ci micro Thierno Fall. ne collectif bi gannaaw bi nga xamante ni seen marche bi ñu waajaloon mooy marche bi ñu waroon def préfet bi gàntal ko lu waral tere boobu moom moo ñu jaaxal benn loolu bokk na si moo tax ñu ne ñun ak lu mënti am ba am daañu marchat daañu dugal dès lundi incha allah benn demande de déclaration de marche pour nga xamante daañu marche beneen mbir mi daañu yóbbu mbir mi fi ñu naan OFNAC pour ñu xool dëgg-dëgg mbir mi lu ko waral daañu déposer tamit beneen plainte au niveau de l'IGE daañu adresse tamit une lettre au niveau du ministère de l'environnement parce que c'est l'environnement qui est agressé daañu demande également daañu dëpp tamit daañu bind beneen lettre le juge administratif xool ndaxte bu ñu gisee entorse yi nekk ci mbir mi nga xamante ni moom la ñu war doxalee mbir mi mooy projet bi en dernier lieu daañu bind mooy président de la république pour wax que ne Louga daal lii moo fi xew. jàngoro bu feeñ ca Chine ñu koy wax ci décembre ba léegi muy coronavirus rawatina ca Wuhan nga xam ne réew ma nga xam ne diwaan boobu lekkoon lu ci ñu ëpp ca nit ña fa nekk dañ leen a ber am na fukk ak ñaari étudiants sénégalais yu ca bokk waaye kilifa yi ñu ngi dalal xel yi nee nañu dara dalu leen te dinañ leen dimbali bu ko jaree sax dinañ leen jële ca Chine ba ñu nekk indiwaat leen fii ci réew mi Chérif Dia.
sukkandikoo ci ministère des affaires étrangères jàngoro ji naan coronavirus laalul benn doomu sénégalais bu nekk ci dëkk bu naan xuuxaan ba nga xamante ni kon fa la jàngoro ji feeñee faat fa lu ëpp juróom-ñett fukki ci ay doomu aadama. ci benn communiqué service Amadou Ba yi ne ñoom kilifa yi ñi ngi saytu bu baax mbir yi di xool fan la toll rawatina tolluwaayu sun ay naataangoo yu fa nekk. ñoom nag ñu ci bëri ay étudiants lan di jàngee ci dëkk ba naan xuuxaan. ba tax na rek ministre bi nee na sax contacté na leen bi mu jokkoo ak ñoom dara wokku leen li fa am rek mooy tiitaange gi nga xamante ni jàngoro ji indi na ko fa ñu ci bëri nag kon kilifa yi daal di leen di tëj seen i kër loolu tax na kon dund ga xaw faa cher jot ci it jafe. buñ sukkandiku nag ci ministère des affaires étrangères ak Sénégal nekk ca bitim réew ambassade bu Sénégal ca Chine ñu nga def seen kéemtulaay kàttan rek ba xool ne say def ba doomu Sénégal yooyu nekk ay étudiants mën a jot ci dund su ko defee ñu am ci loon jàpp. ñu bëgg koo jaaree ci kilifa yi yore université ba. gouvernement bi nee na nag mi ngi tàmbali sax ay waxtaan digganteem ak seen naataango yu Chine xool ne say def ba rek mën a indiwaat yooyu étudiant fii ci Sénégal bu dee situation bi kon amul ak yokkute. di fàttali ni démb ci altine ji fukk ci ay étudiants génn nañ benn lettre ci réseaux sociaux yi ne am nañ ay jafe-jafe ndax rek xiif boo xamante ni kon ma ngi leen di yot ndax mënuñoo génn ngir rek am luñ lekk. ñoom nag liñ bëggoon sax mooy ñu daal leen di indiwaat fii ci Sénégal ni ko yeneen i réew defee ak seeni doom yi nga xamante ni kon ña nga foofee ca réew mooma ca Chine rawatina ca dëkk bu naan Wuhan. ministère des affaires étrangères di wooteeg dal ne dina def kéemtulaay kàttanam ba fu doomu Sénégal nekk ami jafe-jafe mu daal di lay taxaw. jërëjëf Chérif Dia xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké egg na fële ca Kaolack moom nag dina fa def lu toll ci ñetti fan loolu lépp ci waajtaayu màggalu Poroxaan bu noppee foofee ca Saalum moom kilifa gu tedd gi dina wutali ji Poroxaan ci màggal bi ñu nar a amal juróomi fan ci weeru février ba mu egsee ca Kaolack nag mbooloo mu takkoo takku moom moo ko dalal daal di koy gunge ba ca quartier boobee di Touba Ndorong. ñu wéy ci tàggat yaram wax ci football Ligue 1 fii ci Sénégal am na benn football kat bu wane boppam bu baax a baax ci ndorteel bi Cheikh Ahmadou Bamba Dieng lay wuyoo moom daanaka moom képp sax moom moo yor attaque bu jàmbaar ndax ci fukk ak ñetti but yu ñu marqué ci équipe bi marqué fukk yëpp moom la moom Cheikh Ahmadou Bamba Dieng Cheikh Sadibou Diarra ak Amadou Ba di dellu si ci jaloore football kat boobule. juróom-ñaari jongante mu dugal ci fukki bal Cheikh Ahmadou Bamba Dieng mi jiite attaque bu jàmbaar bu Saly mu ngi wane boppam saison bi ubbee ba léegi. liggéey la rek waaw soo seetloo ni ñu ko liggéey depuis coupe challenge bi passé. buteur bi am fukki at ak juróom-ñeent rawee lu bëri ñeneen ñi mu ngi ràññeeku bu baax ak appel de balam yi ak ñaari tànkam yëpp di dugal. dañ ciy concentré rek parce que lii yëpp dañ ko liggéey entraînement moo tax. waaw loo jàng rek ngay tari moom. meilleur buteur championnat Sénégal bi rek moom mu yitteel moom. ñaata bi par exemple nga yaakaar ni mën nga mën dugal. non xamaguma nag. li Bamba Dieng di def nag du hasard li mu liggéey la ci entraînement yi ak ndimbalu ñi mu bokkal équipe. ñu sant yàlla buteur moom tant que mi ngi dugal xelam day dal mais ñu ne yàlla na sax mu continuer dimbali équipe bi dimbali boppam waaye xam nañ tamit nag lu am rek dina am bés mu xaw a kale. dañ ñaan yàlla bu fa nekkee foofu ñu am yu ñu ko jox ba mu démarraat parce que football loolu la am yenn maa yoo xamante ne dañ ciy nekk di am chance dugal mais chance bi tamit yaa koy provoquer sa bopp. jàmbaar mi xam ne am na buteur bu baax du jóg di soññ ki bëgg a ëppale 19 but yu Ibrahima Niane dugaloon ci benn saison. dañ koy ñaanal yàlla rek mu may ko wér parce que xam nga dafa gaañu woon ci genou à croisé toog na at ak lu tegu fubalul donc daaw mu dellu si dugal 4 buts ak 4 passes décisives. biñ nekkee Ligue 2 ren mu def préparation hivernale complète commencé dellu si bon mi ngi wone niveau am waaw dañ koy ñaanal yàlla wérgu yaram te di ko wax mu ànd ak tey ak dal bañ a yaakaar ne bu suñu borom wàccoon tey moom moo koy teeru. Cheikh Ahmadou Bamba Dieng bi jotoon gaañu ci début carrière am na ay objectifs yu bëri bokk ci dem ci Olympique de Marseille ci lu yàggul dara. moom ñoo confirmé jël meilleur buteur championnat Sénégal jóge fi dem sama yoon. jërëjëf Cheikh Sadibou Diarra léegi dañuy dalal El Hadj Assane Gueye ci li yëglekaay yi xëyee tey.
observateur xëy njaaxlem étudiant doomi Sénégal ya nekk ci dëkk bi di Wuhan ca Chine di dëkk bi jàngoro coronavirus gi feeñ ci yéenekaay bu groupe Futurs Médias étudiant yaa nga ca naan nañ leen dimbali si rek wala ñu baleen ñu fa faatu Vox Populi xamal ñu ne yooyu sénégalais fukk ak ñaar ci la ñu toll ca ña nga ca safaray coronavirus ga ca Wuhan ña ngay sàkku ci président Macky Sall mu delloo si leen Sénégal yéenekaay bi ne waa France ñoom waa États-Unis Japon ak ci mel ni waa Maroc ña ngay rawale seeni doom yéenekaay bi nag jàllale woote wàllu kenn ci doomu Sénégal yi foofe te Chine ci téléphone ak waa Dakar ak tuñu ne ma nga ca naan fa ñu nekk lépp tëj kenn talul kenn l'hôpital yaa nga fees dell meeru diwaan nga sax di bu Wuhan ñu ne nangu na ne yëf yi ci jéggi dayoo la jëm kon su état Sénégal deful lu gaaw rawale leen ñu sànku bilan bi ñeel nag jàngoro ji jamono yi foofu ci Chine juróom-ñett fukk ak ñaari doomu aadama yu faatu la ak ñaari junne ak juróom-ñaar téeméer yu mu dugg jàngoro joojee fii ci Sénégal jéey yi ci wàllu cong geeg raye gi wéy observateur xëy fësale nataalu soxna si di Njóoba Sekk ñu faat ko ca Pikine yéene kaay bi ne juróom benn fukk ak ñeenti jam-jami paaka fekk nañ ko ca yaram wa yaay ja ci libération ne ab woote téléphone daal di wuyu rek génn boobaak léegi nag la gëj a dellu si yéene kaay bi ne ginnaaw bi nu ko faatee nag néewam dana ko sànni ci pneu yu màgget téléphone am ak portefeuille bu defoon ñaari junni gis nañ ko nag ca wet ga libération ne piste bi ci wàllu agression gurotal bakkan dàq nañu ko laas mel ni ku cay dolli leeral ca naan exam maanaam ki mu daan bëgganteel lanu njort jamono yi ne mooy ki def ñaawteef li enquête ne paatug Njóoba Sekk tolloon ci ñaar fukki at ak juróom dafa ñëw gën a guddal liste bi rek ci jigéen yu nu fi boomu Sénégal fan yi ci ginnaaw yéenekaay bi lu jëm ci soxna si di Yoba Baldé ñu faatoon ko nag dagg bopp ba ca Kolda ne enquête bi borom këram Ousmane Baldé la teg loxo démb yéenekaay bi xamal ñu ne seenub sëy nag diggante bi dafa naqari woon lool ak paate gi ci réew mi Le Quotidien xëy ne série sans fin sang ba nepp deret la ko bindee ngir rek wane ne yëf yi dàkkagul leneen ci yéenekaay yi di Sénégal bi taxawal ak yoonal dib code ngir yorinu gaz bi ginnaaw yoonal gi ngir pétrole gi Sud Quotidien ne président Sall validé na ko moom président Macky Sall nag Maodo Malick Mbaye xëy ci yéenekaay bi di L'As ne dafa mel ni président bégul il n'est pas content fa ma ko wér ci gàttal mooy ay bés bu ñu jàngee bataaxal bi tukkee ci ndajem conseil des ministres rek da nga koy dégg moom njiitu réew mi mu naan jëwriñ ñi nanu baral jéego yi mel ni daal na mu amee yéene yëf yi gaawee ni ak it na yëf yi doxee du benn ana moo gi mu jiite nag nekk ci banque te gu mitti waral moom Maodo Malick Mbaye di sàkku ci ministère des finances pouvoir public yi gouvernement bi ci gàttal ñu gën a gunge anamu mi bay lool waaram ci xëyum ndaw ñi la tribune xëyee nataalu président de la république moom ci ndum mu tàllal loxo ba yéenekaay bi jàppee ko ku wéet ku ne cundum ci géew bi seq koog ñëpp nekk président njiitu gouvernement njiitu parti ci biir parti am nag moom président di APR waa Grand Place ne xareb toogu baak taxawaay gi di guerre de positionnement gi door na ca Linguère diggante Aly Ngouille Ndiaye ak Samba Ndiobène Ka diggante beneen bu Mamadou Lamine Diallo ak Mamadou Mactar Cissé source aané sëñ Diallo song na sëñ Cissé ci wàllu nationalité am waaye sëñ Cissé gaz na ko ca kanam ga moom Mouhamadou Mactar Cissé ci les échos di ci leeral nag ne mësul am beneen yéene budul doon sénégalais fii la juddoo jànge fi primaire ba doctorat ci fii ci Sénégal la mës a dëkk Mamadou Lamine Diallo moom gis ne lu ñeel loi bu bees bi ñu fi bëgg a taxawal ñoom ngir yorinu gaz bi ak pétrole bi jubluwuñ ci lenn lu dul dugal fi seeni parrain doomi Europe ci business bi soxna Sidi Aïda Mbodj moom la mu xamal jëwriñ ji di Mamadou Mactar Cissé mooy ku la xam laa ku mën a seede ci sëg njób Mame Mactar Gueye vice président ONG Jamra su ngeen bëggee gën a xamee ak moom mbokk yi moom xeexkat bi ci wàllu ndefarug jikko yi dem leen ci observateur yéenekaay bi xëy na dëpp dipper ñi nit ki ngir gën ko xamaleek askan wi source a moom xëyee Abdoulaye Sow directeur général bu COUD ak doxalinu bees moom fa dugal ñu ne guléet nag ab directeur foofee ngir gën a yaatal rawatina pouvoir yi ci yoxoom ak it gën a rataxal doxin wa fent fa taxawal poste bu bees directeur général adjoint di kilifa guy toftalu ci moom wàllu football bi Aliou Cissé ak ñu toftalu ci moom di staffam record ne talaata tey jii ci lël la ñuy dugg ngir waajal éliminatoire CAN 2020 ak mondial 2022 ci yooyee éliminatoire nag sad yéenekaay ne dina miti lool ci Sénégal ndax calendrier bu 10 fukki match internationaux ci fukk ak juróom-ñetti weer kese Guinée Bissau nag mooy doon dëgg wu njëkk wi nu war a jéggi wàllu lamb ci sunu lamb Ibou Diouf di frère ci Modou Lo diit ancien directeur technique bu Rock Énergie ne Ama Baldé Modou Lo mooy combat bi dàq ci saison bi ba tey sunu lamb mbër mi di Franc moom di ci défendre Papa Sow ci coow li dox diggam ak écurie Fass mu ne Papa deful dara lépp ndëgg sërëx rek la ngir yàq ko moom Papa Sow du leneen. El Hadj Assane Gueye jërëjëf sant leen yéen itam ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias xibaaru marax yi 19h30 incha allah lay doon fileeg boobu ñu leen di ñaanal ngeen yendu ak jàmm.